ku ne xam ne ne yàlla daa bindu te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. bisimilah dalee nag jàmm ci seen jotaayu taxaw jàngat ci seen télévision Sunugal 24 bii mooy suñu ñaareeli numéro ñuy fas yéene dalal ki nga xamante ne moom moo di al imam Assane Seck imam Assane Seck tey moom la ñuy dalal ci suñu ñaareelu jotaay ngir waxtaanee lu jëm ci li nga xam ne moom moo di CONACOC di commission nationale de la concertation sur le croissant lunaire muy mbootaay gi nga xamante ne moom moo ëmb lépp lu jëm ci wàllu saytu weer wi ak li nga xamante ne moom moo ci aju xam ngeen ne depuis le 29 février bi nga xamante ne al Mourchid Iyane Thiam al marhum génn na àdduna ñuy jéem a préparé waat pour taxaw xool naka la ñuy taxawalaatee li nga xamante ne moom moo di kuréel googu boobu ba léegi comme ni ngeen ko xamee kuréel yi ni muy gën a bare Sénégal lu jëm ci wàllu saytu weer week yeneen yu ci aju bi yoon gis nañ ne kuréel yi ak seenu ko tàqaliko gën na yokku waxtu ñuy àddoo ñuy teewlu nag ki nga xamante ne moom moo di al imam Omar Diène moom def na déclaration pour wane ne moom moo nekk ki nga xamante moo di président CONACOC bi ci charte yi nga xamante ne jàppe nañ ne ci leen ko fale ginnaaw bi mu nekkee li nga xamante ne moom moo di secrétaire permanent bi ci beneen côté bi tamit ki nga xam ne moom moo di docteur Bousra Dieye ñëpp xam ko mu nekk communicateur bu mag jàngee foofu la ca Maroc ci wàllu diine ni ki noonu yi tamit moom bokk na mu wax ne ci ñi nga xam ne ñoom ñoo initié li nga xamante ne moom moo di CONACOC kon moom initiateur la ci li nga xamante ne wax na ko yooyu kàddu yi nga xamante nag yu bëri dàq nañ ko tey moom la ñu waroon a dalal sax ci jataay bi waaye dafa am ngànt incha allah dina ñëw ci suñu yeneen jataay ba tax mu yebal ki nga xamante ni kenn la nekk membre ci secrétariat bi mais aussi nekk koo xam ne kenn du ko présenté ci Sénégal ci wàllu daawal islamiya muy woote jëme ci diine ni ki noonu tamit yëngu ci syndicalisme nekk daal benn patriote bu nga xamante ne ci réew mi lépp rek jàpp na ne diine la ci war a liggéeyal mu di al imam Assane Seck imam Assane ñoo ngi lay nuyu ci Sunugal 24. macha allah. fadilati al ustaad Abdul Qadir Fall. maa ngi lay fay di tàmbale sama wax. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin. di am mbégte ci dalal gi nga ma dalal. ci Sunugal 24. di nuyu mboolem ñi koy topp safoo ko di ko jëriñoo ci biir Sénégal ak biti Sénégal. di rafetlu invitation bi. jërëjëf al imam Assane Seck comme ni la xamee ma di leen rappelé ne imam Assane Seck taalifkat la ci téere ci langue yu bëri moo xam français la moo xam tamit aussi arabe la. am na ay bibliographie yu nga xamante ne yu riche la tey dinañu dalal ko tamu bokk ci membre yi nga xamante ne moom it boole nañ ko ci tey jii war nañ ci waxtaan ci wàllu googu ak gis-gisam ci wàllu diine ci loolu comme que moom tamit aussi de ci fiqhul islam yi daf ci def taxasus loolu tamit aussi il faut ñu ciy dem ak moom oustaz ginnaaw bi nga xamante ne gis nga li xew yëpp muy révélation yi nga xamante ne xew na depuis bi nga xamante ni ñoo ngi xëccoo mbir mi naka nga jàngatee histoire divergence beeg CONACOC yi nga xamante ne jàpp nañ ne dafa commencé di limu. divergence bi yàlla xam na soo ko waxee dafa am naqar wu rëy wu màgg wu xóot wuy juddu ci man ndax wuti bi daal suñ ko tegoon ci xam-xam teg ko ci compétence teg ko ci sellal yaakaar naa ne ko noonu wute bi du am walla du am nii mu amee léegi nag man personnellement li ma metti mooy suñu réew mu tedd mii di Sénégal suñu diine ju rëy ji dëppook scientifique yi waar leen jommal leen nekk diine bennoo ak bennale
ak lu toll ni weer wi fi ñuy tàmbalee koor ñëpp war a woor fi nu war a jeexalee koor gi wala dëgmal ci julli korite wala tabaski ñëpp war a joxante loxo ku nekk ndokkel sa morom te loolu bennoo amu ci ça sème la mort dans mon âme ci li ma tee nelaw ci Sénégal la bokk. kon jàpp nga ne maanaam sellal gi ci côté dafa xaw a des tuuti ndaxte itam boo déggoo kàddu yi nga xamante ne al imam Omar wax na ko nee na am na ñu nga xamante ne xaalis bi nga xamante ne moom moo nekk ci Konakok bi rek moom moo tax ñuy ñëw di xëccoo mais depuis 22 ans kenn gisu leen. waaw c'est que xam nga man waxu jëmm diw wala diw du ma koy bëgg du may neex surtout loo xam ne dafa jëm ci média man li ma la mën a wax in uridu illa al islaaha mastataatu lu ma jàpp ne luy defar la rek ci lay engagé wu ngir réew mi ngir diine ji ngir citoyen ma lay wax ne proposé nañ ma liggéey France wala Haïti ak salaire bu rëy ma préféré bàyyi ko toog Sénégal nekk à l'enseignement élémentaire sama directeur maa ko ëpp diplôme ba ci samay inspecteur bind ci français bind ci arabe bind ay téere yoo xam ne ñu ngi ko publier dans le monde arabe kon man bu ñuy wax mbiru xaalis y a ce que j'appelle nos gros enfants mooy mag lañu ay xelu xale. rëy nañ grand mbubb mën naa am rëy nañu tur mais xelu xale rek lañu am dama jàpp ne benn jullit ñi lu tax souffrance bi am ci ku ciy participer wala nga koy yokk wala nga koy doole ngir say calcul wala ngir say intérêt tu fais partie de nos gros enfants yal na nu yàlla musal bokk ci ñooñu. amiin amiin. man nag li ma tax a dugg ci mbir mi mooy rek defar te ma gis wax dëgg yàlla docteur Bouchra Dieye ma xam ko xam cosaanam fa mi xam-xam la bokk ndax maam Ahmad Sakhir Lo Mbay bi nekkoon Louga nga xam ne sama sëriñ bi nga xam ne ci moom laa mokkale alxuraan muy Ahmad Sakhir Lo bu kokki moo ko fa yebaloon sama xaritu maam la ci famille boobu la bokk yaayam bokk ci famille Canaba waaye loolu amul solo mu jàng ba am doctorat am fan yee rek laa gis ñu koy présenté ci benn chaîne de télévision marocaine comme l'académicien sénégalais ma xam ne kooku am na bagage yu ko yàlla jox ma jàpp ne kon mbir mi te itam génn na ay firnde ci wàllu traçabilité wane ne wax dëgg yàlla commission bi ci moom la jógee ko moo ko njëkk a initié waxtaan na ci ak mag ñu bari bokk na ci oustaz Sidy Lamine Niass ba mu boole koo ki nga xam ne moo ko mujjee yore yàlla na ko yàlla yërëm muy Mourchid Ahmad Iyane Thiam traçabilité yooyu mu wane ko ci li nga xam ne mooy récépissé mbootaay googu ak xam-xamam ma ne tey ñu ci sa taxlu suñu gisee bunt bu ñu mën a defaree ñu defaree ci bunt bu ñu mën a baaxalee ñu baaxalee ci bunt bu ñu mën a jàppalee loo xam ne buñ ko jàppalee mu jagal lu am ci suñu réew te mi ngi convaincre nit ñu bari gis nga Macky Chérif Macky Aïdara xam nga ni kooku kilifa gu mag la ci réew mi nekk na tugal problème mu weer yi bañ ko amee ci France moom ci ñu ko réglé la bokk man mii mbiru commission bi yàgg nañ ma ci woon ndax Mourchid Ahmad Iyane Thiam séq nañ lu bari. c'est ça foofu téere bi ma mujj traduire. foofu sax laa bëggoon ci a ñëw moom la doon wax ñu waroon def cérémonie ñëw de dédicace bi ñu séq yu bari bari. foofu laa bëggoon a ñëw sax waaw parce que il paraît jàpp naa ne yow ci Dakar gi fii. waaw yàgg nga fi histoire li nga xam ne moo di Konakok bi xam nga ci lu baree bari. depuis temps colonialiste yi bu njëkk sax dañ daan wax rek comité croissant lunaire rek lañ daan wax nga xam ne ay concertation yooyu amu ci woon. donc est-ce que jàppewul ne Konakok bi dafa nekk continuité. oui léegi jógee ci depuis temps colonialiste ndax am ñoo ne dañu jàpp ne dafa am lu ñuy tuddee ay témoins historiques yu ci nekk comme ay El Hadji Moustapha Gueye ñeneen ak ñeneen donc xëy na moom mën naa sauver nom boobu ñee jàpp ne les continuité la léegi
fan nga yaakaar ne mën nañ faa trouver terrain d'entendre seen biir parce que il paraît imam Omar dàqul que ànd ak ñëpp liggéey. dëgg la waaw lan ngeen yaakaar ne yéen mën ngeen koo bàyyi ñoom tamit aussi ñu xool ñu mën a bàyyi ngeen ànd liggéey parce que sénégalais yi actuellement nii xamuñu fi ñuy féete de. non métti na man métti na am na nu mu doon demee. damay faslante samay loxo mais dama ne comme lu ñuy wax nouveau tournant. am na lu judduwaat lu bees. jërëjëf li nga wax noonu ci imam Diène ci loolu mu wane. man jàpp naa ne ñëpp loolu lañ war a wane waaye nag dañ ci tudd mbiru weer wi depuis temps colonisateur bi foofu dama ci bëgg a sattaxlu. gis nga man spécialiste droit islamique la loolu laa jàng. gis nga l'islam dafa jox état ce qu'on appelle un pouvoir régalien pour régler yenn problème mu diine yi naka weer. léegi nag di nga tudd colonisateur moo tax ma ne la colonisateur ba mu fi nekkee. moom dafa mel ni dafa xamoon loolu. di ko utiliser. dañ naa la Niger Mali ba Sénégal. colonisateur bi moo doon décréter rek. jox gars yi. ñëpp. daf leen jëfandikoo ko daan jox fax rek jox leen. jeex na te loolu ma lay wax ne l'islam moo ko may le gouvernant. qu'il soit musulman ou non parce que affaire weer ça répercute sur l'économie. ah oui. ça répercute sur l'entente sociale. ça répercute sur la réputation du pays. ça oui. loolu moo tax du question du affaire u diine kese. état l'islam jox na ko pouvoir régalien mu intervenir pour loolu. ndax borom xam-xamu fiq yi yëpp bu ñu waxee atte yi ci am ci fiq ci fu ñu ko gisee ci adduna bi ñëpp ànd woor. bu dee tàmbali ba ci fin ba ñëpp ànd wala ñii wala dañ naan xukmul hakim yarfa'u al xilaaf. léegi nag ci la décision du détenteur de l'autorité met un terme à cette divergence. léegi nag li ma seetlu. après l'indépendance l'état post-colonial Walfadjri dalaloon nañ ma ci seen benn question du jour wala avis d'expert. sur la question loolu laa leen wax. mais il est constaté que l'état post-colonial qui se dit laïque est animé d'un certain complexe face aux questions religieuses. te loolu tey li empiré mbir mi ci la bokk. même boo dee xool ñoom biñ ñëwee ne état laïque lañu mbiru diine ji nañ ko bàyyee nitu diine yi. te am na loo xam ne état mooy intervenir fiqh loolu la wax jurisprudence loolu la wax loolu la leen may te gis nga bu état intervenirul ci waxtaan ak ñi mu war a waxtaan ak séq ak ñi mu war a séq organiser mbir mi teg ko ci fi nga xam ne l'islam moom la may mu teg ko waa mbir mi man solution génn ci dana jafe. dëgg la nag ñëpp nañu bëgg a bennoo bëgg a jëf bëgg a defar bëgg a baaxal mais état jàppale leen ci ndax hukmul hakim yarfa'ul xilaaf. est-ce que état tamit aussi deful li nga xamante ne moom la man ginnaaw bi nga xamante ne moom it commencé na def li ñu tuddee ta'widaat ay subventions yu nga xamante ne commencé na ko dugal ci Konakok bi. oui mu di luy tolloog 100 millions te amaana mën na koo gën a yokk sax. est-ce que état ubbilu leen opportunité te yéen opportunité boobu du ngeen ko saisir ndax li ñuy wax ci maanaam ñàkk bennoog arab yi nga xam ne dañoo wax ne ittafaqu ala an la yattafaqu dégg nga dafa wàlleeku ñëw dal ci gars yi nga xam ne bu ñu demee xool dara jotuñu ci rek dañuy demaat seen yoon. waaw mais li nga wax subvention loolu rek doyul ci wàllu état donte lu am solo la lu ñuy saluer la gis nga subvention boobu mën a nekk source de problème. c'est comment. source de conflit suñ ko géré wul nañ ko war a gérer dama doon jàng ci benn livre. anglais yi bi ñu coloniser Soudan ñu bëgg fay daara yi dañ ne jàngalekati alxuraan dañ leen jox salaire yi ngand gaa yi kontaan ci torop ba mu miin lekk yu neex yi oto yu climatisé yi nangam ak i nangam état bi xëy na recette bàyyi loola.
fa la daara jaaree dellu gannaaw maanaam dama bëgg wax ne subvention bi lu am solo la lu rëy la mais dafa war a ànd ak autorité de l'État gis nga ren ma lay wax ne bi état bi tëjee jàkka yi ngir feebaru coronavirus dama ne c'est bien au moins état jëfandikoo na pouvoiram jëfandikoo na autorité am pour régler lu jëm ci diine ji ndax bu ko deful day am répercussion yuy lor société bi yëpp ci wàllu santé gis nga mbir mi itam man ci sama jàngat joxe ci subvention baax na mais dafa war a àgg ci fu muy décider nag ak boroom xam-xam yi ak ñu jàng diine man su ma doon proposer état bi ok man su ma doon proposer état bi en tant que spécialiste du droit islamique dama naan ko jëlal décision commission bi ñi ci war a bokk ñu bokk ci ñi ko war a jiite ko te yaakaar naa ne côté traçabilité li ci docteur Bouchra Dieye am man gisuma ko ci am yàlla def ko mu am doctorat nekk académicien bu yëkkati turu Sénégal sénégalais yi xam nañ ko wala ñu bañ koy xam parce que aussi mbiri itam xam-xam ci lay bokk ci côté compétence bi maa ngi la doon junj compétence bi ak sellal bi ak yooyu bëgguma jëm ci affaire nit daal mais loolu bu ci paree état mu jël ne bëggatuma fee dégg lu dul benn julli yéen nag boroom xam-xam yi séq mbir mi waxtaan leen nu ngeen maay proposé ba nga xam ne benn julli kese moo fi am ñaari julli dootul fi amati kenn dem ci média yi di ko wax média yi di leen jël ñu ne ni mbooloo sàngam julli nañu tey léegi ci décision boo ci àndee junneeg nit ñi baax na boo ci àndul booy julli nga nëbb ko li ma lay wax nii nag dama ko mën a layal ci lislaam ci côté économie lay yu baree bari ci côté fiqh lay yu baree bari ci côté hadith lay yu baree bari ci côté ce qu'on appelle les règles générales de la jurisprudence islamique waaye ba ci lay yu bari yoo xam ne wax naa ko am na ñu ko prôné te duñu ay sénégalais te loolu daf ñu arrangé comme bu ma la jëloon ku mel ne Nasruddin al-Albani moom il fait partie de ceux qui prônent ce qu'on appelle la première visibilité du croissant de lune engage tous les pays du monde mooy fu ñu ko gisee ci adduna bi ñëpp dañu war a ànd mu ne waaye mu teg ci boo demee ci téere li ma lay wax dama lay jox référence téere mooy Tamaamul Minna mu ne waaye boo nekkee ci réew boo xam ne li ëpp ci majorité nit ñi li ci gën a bari mënoo leen jaarale ci la première visibilité du croissant de lune muy wahdatul matalia man maa bind lii te ngir yi li ci ëpp loolu la ñu wax mën na ngir imaamu Malik bii sax ñu bari ci ay borom xam-xamam loolu la ñu wax ngirul xanaabila loolu la ñu wax ngirul xanafiya loolu la ñu wax shafiiya ñoom ñoo wax ne gox bu nekk ak seen gis-gisu bopp mu ne waaye loolu bu mënta am ci sa réew man dama lay conseiller sama xalaat bi bu ko jëfandikoo fexeel nga ànd ak sa waa réew ngir ngeen nekk benn mën naa la jox beneen borom xam-xam Arabie Saoudite Ibnu Uthaymin il a dit la même chose c'est ça mën naa la wax ay règles générales de la jurisprudence islamique am na règle bi wax ne al xuruju min al xilaafi mustahabun nu ñuy def ba génn ci divergence bi loola dañ ko war a xalaat te divergence bi ma ne ña bind sax ne benn gis-gis ci adduna bi moo war a am ñu ne boo nekkee ci réew boo xam ne kenn mënu fa utiliser loolu kenn mënu fa jëfandikoo loolu bu ci wootee ndax anarchie lay doon léegi nag loolu état man awma complexe wax ne moo wala jël autorité am moo war a jël pouvoir am ndax complexe lu tax awma loolu ma wax la borom xam-xamu fiq yi saa suñu waxee ci question boobu li ñuy terminer mooy li ma la wax xukkumul xakimi yarfa'ul xilaaf c'est ça te yii mënoon nañ ci indi yeneen explication jërëjëf waaye comme li ñuy wax li duuf ci nag yëpp ci li wax jërëjëf mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen télévision Sunugal 24 yi ànd ak seen jotaayu
taxaw jàngat tey jii ñu ngi dalal ki nga xam ne moo al imam Hassan Seck bi nga xamante ne comme ni ngeen ko xamee en droit islamique ci la spécialisé wu ni ko noonu tamit aussi nekk membre ci commissariat ci secrétariat bu CONACOC bi nga xamante ne ñoom tamit aussi bëgg nañ nit ñi affaire yi jag ban xëccoo ba xëccoo bi daal am njëriñ. waaw mais ci biir loolu man yan. léegi lu aju ci question bi nga xamante ne moom moo di li ngeen war a saisir seen diggante ak état parce que gis nañ ne lii di croissant lii di CONACOC bi war na bañ a mën a nekk rek benn commission bu nga xamante ne ci wàllu weer rek lay yëngu. maanaam weer bi feeñ na weer bi ñëw na waxtu julli yi tamit aussi mi ngi noonu. ci yeneen pays muy réewi arab yi Maroc wala feneen da ngay gis ne wasirul awqaaf dafay yor yu bëree bëri. te jàpp naa ne li nga xam ne moom lañ jox tey ministère de l'intérieur lu ci bëree bëri CONACOC war na ko mën a yor. est-ce que jotul ngeen changer seen doxalin ak gën a yokk proposition yi mais aussi gën a def promotion li nga xamante ne moom mooy programme yi. pour que nit ñi xam mu bañ a nekk diggante problème mu weer ak yu mel noonu. parce que nit ñi sonn nañ ci loolu. mais aussi ngeen xemmem loo nit ñi lu baax. parce que tamit aussi dañu nekk ci réew mu nga xam ne 95% wala lu ko ëpp ay musulmans lañu donc loolu yaakaar naa ne di ko waxtaane ci 21e siècle bii sax ñuy am yenn détails yi xaw na nekk problème tuuti est-ce que jotul tamit aussi ngeen gën a yëngu ci loolu c'est-à-dire ngeen gën a soññ nit ñi ci wàllu azaka di leen ko expliquer parce que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne 1 million foo ko amee rek ak lu mu mën a doon 25 000 francs nga war a génne ni ko doon tamit nan la ñuy def ba ñi nga xam ne dañoo am beneen liggéey bu bees nan lañ ci def maqasidu sharia al islamiyya yooyu nan la ñuy def ba développer ko parce que comme fuqaha yi toujours dañuy ànd ak jamono question yu bëree bëri ak waaw yoo xamante ne wax dëgg yàlla war ngeen cee mën a taxaw programme boobu au lieu ñuy wax waxu weer parce que comme waxu weer léegi dañ cee am problème macha allah bu dee moom rek la ñuy jund est-ce que yaakaar loolu dafay gën a indi stress bu bëree bëri ak divergence bu bëri tabarakallah yàlla def na man mbir mi ba ma ci sàttaxlu di ci dugg dama ne tournant bu bees am na ay jëmu yu bees feeñ nañu ay acteurs yu bees feeñ nañu yàlla na yàlla indi jàmm ak juwoo ci ñëpp inshallah mais am na nuñ koy exploiter la waaja doon wax ne les difficultés détruisent les hommes faibles mais construisent les hommes forts situation bi nga junj nii méttiwaayam bi mën nañ ci xalaataat ba indi ci yu bari ci yi nga doon junji tey mbir mi ku ko réglé woon mais mën nga réglé lu baree bari ci diine ji loo xam day jëriñ état day jëriñ société bi day jëriñ koom-koom bi man dama dem Égypte 2008 dama bindoon benn livre sur le sujet du dialogue islamo-chrétien am na naar bu ñu daan wax fii Rida xamoon nga comme deet Rida ma dem dëkkam Midzafer mu defal ma ki banquier bu rëy di ma présenter ay personnalités bokk nañ ci comme ña ma ci doon personnalité ko xam daf ne il est inspecteur des mosquées kon mbiru jàkka yi ak coow yi ci nekk ak jaxasoo ji ak mbiru diine ji état mën na ko régler nga xam li ci ëpp fit la ak làmmeñ wu rëy loolu formalisation de certaines questions religieuses tey bokk na ci ñun yi nga xam ne bëgg nañ ko feeñal njëriñ bi mu am ba mën a indi asaka donte li nga jundi muy waqfu léeg moom ma lay wax ne état bi voté na ci benn loi depuis 2015 te yooyu yëpp ay njëriñ la ay retombées lay am mbiru weere buñ ko réglé retombées lay am ci koom-koom mbiru jàkka yi buñ ko réglé te teg ko ci xam-xam ak ñu jàng ak ñu xam Sénégal nag li ma ci naqari lépp danañ ko teg ci loxo ñu am compétence ña ko jàng xam ko ba mu des mbiru diine ji mbiru diine ji moom njëkkalante ak fit wu rëy ak làmmeñ wu rëy jaaxal na ma ci des fois dama naan da ngay gis koo xam ne li mu jàng ci diine moom xam na ne bu gisoon médecin bu wóor ko ne ko loolu rek la jàng ci médecine du nangu mu faj ko du nangu mu faj yaayam du nangu mu faj doomam ba pare moom mi xam ne xam-xamam ci diine foofu la toll mu jàppee boppam mufti yooyu yëpp il faut ñu formaliser mbir yi man soo gisee ku mel ni wax dëgg yàlla docteur Bouchra convaincre ma buñ ne nit ki am na doctorat kooku xam na lan mooy projet xam na lan mooy bind xam na nañ lay développer ay affaire yàlla def na itam xam naa ne
mu cosaanoo ci këru diine jàng diine nun daal sunuy perspective mooy mbir mi ñi teg ko ci xam-xam teg ko ci science teg ko ci formaliser les questions religieuses te itam ñi bañ a beddi kenn ñi bañ a tuutal kenn ñi bañ a wàññi kenn waaye ku ci nekk nag nga placer la nga xam ne moo dëppook sa compétence. c'est ça moo dëppook sa man-man ci seen côté comme ni ma doon waxee sànq. waaw kon ni may wax ne dafa mel ne divergence bi dañ koo hérité ci suñu mbokk arab yi nga xam ne ba léegi mënuñoo kii léegi yéen comme gis ngeen ne Sénégal ak nature bi mu amee il faut nga xeex ci terrain bi ba sonn. waaw xeex boobu nag dafa mel ne gars yi mën nañ xeexu plume bi mën nañ xeexu bind bi ak yu mel noonu mais réew mi askan wi niñ mel day laaj nga wàcc ci ñoom di xeex years and years at yu bëree bëri pour ñu xam ne yow Sénégal noonu la mel ñoom li ñu xam mooy da ngaa war a sonn ñu door lay jox dara est-ce que coono boobu ngeen war a daj aussi pour loolu mën a taxaw est-ce que def ngeen lu ko jaragun en tout cas pour nit ñi mën a xam parce que nit ñi buñ gisee yëngu-yëngu bu bëri danaan kii de vraiment xëy na mérité woon na ko est-ce que duñ xool ba xam. waaw man de jàpp ma ne man nit ñu yaafus lañu. man wax naa la ne la waxuma yaafus man wax naa la ne la ci sénégalais yi mën a wax ne. proposé nañ ma liggéey France wala Haïti. ak salaire bu rëy. mu bàyyi ko nekk enseignement élémentaire. non yow moom gis naa la ci terrain bi en tant que syndicaliste. yàlla dimbali na ma bind naa téere yoo xam ne ñu ngi ko édité dans le monde arabe. waaw léegi yow li ma traduire ko mën na 12 ouvrages. yow xeex bi ngay xeex ci syndicaliste moo gën a metti. way comme tey jii nga taxawaloon. li ma la wax ci docteur est-ce que doo doubler xeex boobu encore. mais loolu ñun xeex bi dañ ci dem ba jeex. dañ ko centuple même au lieu de doubler. fan yii nag benn mën nañ ko yokk gis naa leen mën nañ yokk ko ñaar waaye mën nañ ko yokk téeméer. fan yii gis naa leen ngeen di yëngatu. mais lu ko jiitu duñ ci def fitna non fitna du ci am sax nag. ñun bëgguñu ko man de nature bëgguma loolu quoi. non fitna du ci am na nit ñu bari na buñ ma gisee may wax ni may waxee ni. day jàpp. c'est vrai waaw parce que day jàpp rek kii daal nitu fitna la quoi mais c'est tout sauf ça. man li ma gëm mooy te mbir yi ñu waxtaanee ko. teg ko ci xam-xam. teg ko ci jikko. teg ko ci norme. présenter ay programme yi nga xamante ne dina convaincre nit ñi. dox ci wax ci. waaw wax dëgg yàlla. loolu daal mooy suñu loolu moom la woykatu arab ba doon wax ne. te loolu mooy diine dafa doon wax ne. la nartadi imaamana fi saffi man lam yakun amaamana fi saffi. ki niy nangu mu jiitee ñu ci sàppe julli gi mooy ki nga xam ne lépp luy bataille pour askan bi pour diine ji pour dal buñ ko xoolee dañ koy gis ci kanam. très bien waaye toog sa kër rek xaar bu julli jotee rek nga dem julli ji te bataille yi intéressé société bi doo ci dugg loolu ko yàlla bañ la moo tax mu ñëw ci benn xaddis ne benn malaaka yàlla daf ko mos a yónni ne ko demal ci dëkk sàngam ñi ngi may moy yu métti nga alag leen mu ne ko waaye yàlla am na waajoo xam ne mi ngi toog ci deram téye kurusam di jàng alxuraanam yàlla ne ko booy alag dëkk bi tàmbaleel ci kooka ndax dynamisme bi mu waroon a am militantisme bi mu waroon a am yëngatu bi mu waroon a def pour changer société bi loolu mooy jaamu yàllaam bi gën a mag mooy li nga xam ne mooy jaamu yàlla boo xam ne njëriñam boroom xam-xam yi nee nañ day du yem ci koy def mais day dem ci ñeneen loolu nag def islaax ci société bi dara gënu ko ci am solo. loolu gën a ci am solo. loolu suñuy vision la bokk. macha allah ci vision yooyu ngay wax noonu. foog naa ne waxtu bi mi ngi jeex sax waaw. foog naa ne loolu tamit aussi ci li ñuy mujjee waxtaan bi ci la bokk c'est-à-dire yéen bi nga xamante ne jóg ngeen aussi pour dagaanu loolu tamit aussi. jàpp naa ne am ngeen ay programme yi nga xam ne jot ngeen koo teg. est-ce que mën nga ma ci wax tuuti ci programme yooyu nga xam ne naal ngeen ko. pour fas yéene programme Konakok bi. macha allah programme yi bokk na ci fexe amal benn calendrier musulman. boo xam ne fi ñu toll nii dafay jubale nit ñi ak seen calendrier bi dellu ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. loolu nit ñaa ngi koy bëgg a fàtte de. ak voilà loolu liggéey bu rëy la. te enjeu de civilisation la. enjeu de culture la enjeu diine la. parce que boo toppee beneen calendrier bi man damay tuddee calendrier la couleur culturelle du temps. la couleur
culturel du temps soo jëlee calendrier keneen mooy cuub sa xel cuub sa xalaat nga koy fekk ci ay feetam ak ay célébration am ak léppam parce que da nga adapté calendrier kon mbiru calendrier du caaxaan soo gisee Seydina Omar wut ko taxawu ko jullit ñi moom la ñu xam maam Cheikh Ahmad Bamba li mu bind ci téeram ama jay sachin ak maam Alaaji Malick delluwut lu dul ci calendrier musulman ñu juboowaat ak calendrier boobu temps bu nekk jamono ju nekk am na lu ñu ci sant lu dëppoo ak suñu diine léeg-léeg ñu ne la dañoo war a woor comme lu mel ni fukki fan yu njëkk yi ci weer wi di weeru baraxlu ayaamul biit ci calendrier boobu ci la ñuy wooree ci la ñuy defee li ñuy war a def yépp kon delloosi ko dafa am solo ak jàngat yi nga xam ne moom lañ ci war a jëlee ak itam wane ni itam société bi mbir yi dëgg-dëgg bu ñu bëggee mu jaar yoon dañ koy teg ci science dañ koy teg ci xam-xam gis nga dafa am benn waaye bu bind benn téeréem bu garaaw Majid al-Kaylaani mu ngi ko tuddee hakaza zahara jiilu Salahuddin al-Ayyubi mu ne société su fekkee ne projet yi dafa jëm ci ay jëmm wala ci ay famille wala ci ay nit société boobu day dellu gannaaw mais bu fekkee ne dafa jëm ci ay projet jëm ci xam-xam société boobu day jëm kanam ñun nag nouveau tournant bi bëgg nañ ci profito loolu aussi ñi lancé waat ko parce que Sénégal am na lépp lu mu waroon a am pour jàll depuis temps wu colonisation mais mun ta dem bokk na ci gars yi sax dañ lay wax ne le politique alors mu ëpp doole compétence da ngay gis ay direction yu mag ñi jox ko xam ne ci politique kese lañ ko joxee mbiru diine ji kazalika naka noonu ñi dénk ko koo xam ne wax dëgg yàlla xanaa làkk wolof yu mu am di ko làkk rek ci la mën a waxee lu jëm ci diine. moo tax ma lay wax yëngu waaye tey boo ko defaloon benn examen certificat d'études élémentaires sax du ko am booy waaye am na fitu ne mooy jiite diine ji loolu problème Sénégal la bokk mooy la waa ji li mu joxe règle historique la mbir yi dañuy fexe du jëm ci jëmmu du jëm ci famille du jëm ci kii maa juddoo fii wala maa dëkk askan maa bokk ci askanu nangam wala maa sant sàng mais na jëm ci compétence jëm ci xam-xam Sénégal na dama jàpp ne loolu faussé nañ ko bu baax a baax. très bien jërëjëf ñoo ngi lay sant bu baax al imam Hassan Seck. shukran di rafetlu sa teewaay ci Sunugal 24 ni ki noonu yi tamit kàddu yi am solo yi nga xamante ne andi nga ko fi ni ki noonu point yi tamit macha allah am na solo. alhamdulilah dëggu ak détermination bi xam naa ne boo wóorul woon xaw ma comme ni muy mel ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm mbokk yi yéen a ngi àndoon ak seen télévision Sunugal 24 Abdou Khadre nekkoon ci microphone bi. ki nga xamante ni itam moo di Dóor waar moo nekkoon ci wàllu xarala gi ñu leen di jox beneen dig daje incha allah dina dalal ki nga xamante ni moo di Bousra Dieye docteur Bousra Dieye incha allah ci suñu fan yi la ñu dëgmal si asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wér-gu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax